bokki Sénégal bokki turfisi bokki mbeex mi ak joor gi bokki regaat seen émission mbeex mi ak joor gi dellu si waat na niñ leen ko baaxoo defal samedi bu jot ci waxtu wi seen xarit Alaaji Oumar Diawara di leen ko indil tey nag ñu jëm fi nga xam ne mooy Njàmbur ci grand prix première dame tax nag ñu dalal kàngam bu mag ci li nga xam ne mooy wàllu course di président de la commission organisation jóge daara waaye jëm Louga ci bésu première dame nekk bésu mag nee naa leen kilifa gu mag la ci wàllu agronome moo tax diggante fas ak mbay ak sàmm kenn du ko jàngal ñu di ko wax Dollar Fall Dollar ñoo ngi lay dalal ci émission mbeex mi ak joor gi ginnaaw buñ la nuyoo gërëm la it nag ci sa disponibilité ak sa xam-xam bi nga xam ne nangu nga ko partagé moo tax ñoo ngi lay jox kàddu gi ci RTS 1 nga nuyu li nga xam ne mooy bokki turfisi ak bokki Sénégal yëpp. jërëjëf Omar Diawara mon père ñu ngi nuyu sa amateur yëpp ndax sa amateur yi ak turfisi yi surtout sa amateur yi yow dañoo bari que international lañu ñu ngi lay dégloo fu ne bitim Sénégal rawatina bitim réew ndax RTS moom c'est international gannaaw loolu suñu nuyoo moom nee naa RTS boo amee loo fi séddale tegal si loxo laa si ndaar rek ñëpp dinañ si jot donc ñu ngi nuyu waa RTS bu baax di la sant di la gërëm min nañ fii que ça buñ fiy ñëw rek c'est avec un très grand plaisir. Dollar ju jógee Jolof daañu leen ci ñëwal ba mu gën a yaatu waaye nag ñoo ngi jëm ci bésu première dame ki nga xam ne nii soo ko wose woo ca Louga wuy si na la kan moo koy dalal Aminata Mbengue Ndiaye xaalis sama jigéenu bopp boobu ak kan ak ki nga xam ne mooy Moustapha Diop ak kan ak ki nga xam ne mooy Mbéri Sylla député à l'Assemblée nationale ak kan ak ki nga xam ne mooy Omar Bao Signor moom borom Taïf Minti service directeur bu mag bi ak kan ak ki nga xam ne mooy Mamour Diallo borom dolli Makki ak kan ak ki nga xam ne mooy Abdou Koumba Diop ak kan ak ki nga xam ne nag mooy directeur général bu loterie nationale Lat Diop mu nekk bés boo xam ne nii bés bu mag la ndax kan moo ko jar ki nga xam ne mooy première dame Adjaratou Marème Faye Sall foo séenee bul dem muy ñëw bul laaj fan la jëm xalaatam bëgg-bëggam yéeneem mooy lu jëmee Sénégal kanam rek comme nag mbubu borom du toog ñi di nat ci keneen Dollar yow Alaaji Cheikh Tidiane Niang mi jiite course te yàqul dara yóbbu course fi mu ko àgg fi mu ko indi tey mu indi ko adduna bépp seere ko di ko gërëm bu baax di ko sant mu woote bés boobu waaye yemu ca da ca ànd ak njàmbur yëpp mbooleem la comité local def ca ànd ak moom da ca ànd ak ñoom pour bésu première dame bi toll na mu daan toll mu nekk nag bés boo xam ne nii bés bu rëy la waaye nekk bésu fàttaliku bu nu jëmee Louga xool yëpp tooy kan Alaaji Bokkole Balo di nit koo xam ne nii lenn lu nekk indi na ko ca njàmbur wàcc liggéey mu nekk bésu course nekk bésu première dame waaye nekk bésu ñaan ak fàttaliku Alaaji Bokkole Balo ak njabootam ak bokki Sénégal yëpp Dollar ñu jox la kàddu gi nga dugg ci li nga xam ne yéen a ji woo adduna bi te adduna bi di leen ci fekk muy grand prix première dame. ah grand prix première dame dafa doon si ñuy wax les courses phares. gannaaw boo génnee grand prix chef de l'état da nga naan moo si gën a rëy. que ñu yàgg ko di oote première dame Marème Faye Sall yàgg ñu di uyu si que bu ñëwee rek def si lépp lu si war. ça fait plus de 10 ans ñu ngi ko koy dëggal wala 10 ans donc lu yàgg dëggal mu nar a doon course bu neex. turfiste yëpp ñu ngi fay joxante rendez-vous fépp fu turfiste nekk si Sénégal oo nañ la que ñëpp a ngi koy waaj dinañ fa am 4 catégories mu nar a doon course yu neex a neex a neex grand prix bi nag ñi koy daw mooy groupe 2 mooy 2 ans yi poulain de 2 ans yi ñoom lañ ko tegal maanaam ñi nga xam ne mooy tànneef yi mu ngoog mooy tànneef yi mu ngoog ñooñu lañ ko tegal di leen tegal 3 millions que prix yooyu yëpp Marème Faye Sall moom moo ko fay. kon nag vous êtes en train de payer 10 millions. pour toutes les catégories. plus l'organisation. waaw plus l'organisation. rien que prix boobu rek mooy course boobu rek pour ce grand prix bi rek boobu rek 3 millions la. ak yeneen yi si des am na yu 2 millions am na yeneen. 4 catégories la plus frais d'organisation bi. au bas mot dinañ dépenser lu gàtt 10 millions si bés boobu. wala lu ko ëpp waaw wala lu ko ëpp da koy ëpp sax ndax Louga la ñu jëm. kon ñu gërëm Alaaji Cheikh Tidiane Niang ki nangu gee yaatal ak nangu gee décentralisé parce que loolu lañ ko sant. ndax ñoo nga jógee li nga xam ne mooy Jolof
Ali Saleh dalal ñu ak Samba Ndiobène Ka di ñaari kàngam yu mag jàppale président Macky Sall te yàqaluñ ko dara ñu gërëm njiitu réew mi ndax engagement mooy li may wax le bâtisseur laa ko tuddee li muy def bu àggee ñu xam fan la jëmee Sénégal kooku mooy président Macky Sall waaye ki nga xam ne mooy Ali Saleh Diop ak ki nga xam ne mooy Samba Ndiobène Ka noonu dalal bërki démb ca Jolof kon nu ànd rek seetaan grand prix bi nga xam ne moom la ñu jagleel woon ki nga xam ne mooy Ali Saleh te it li nga xam ne daw ko muy groupe C bi diggante Al Capo ak Xaatim ñu ànd seetaan ko gars yi jóg nañu dollar waaw foofu bi ñu jógee Diawara El Capo bi nga xam ne nii moo doonoon favori bi dafa toog daanaka 4e position di xaar Xaatim moom avancé woon na mais lièvre yi foofu ñoom ñoo génn di dem mais comme li ñu doon daw dafa bari mooy 2650 mètres mooy fi mu nekk nii li ngay gis moom lièvre yi ñoo dem attentiste yi ngi mais Baraka 2 moom ngay gis ne li moom moo génn moom moo nekk si kanam mooy Baraka 2 bu Saxit Jàpp moom nag amoon altaayang fa woon que moom Baraka si favori yi la bokkoon kenn xamul lan moo tax mu génn xëy na stratégie de rawante la mais après génnam bi coûté na ko cher ndax dafa mujjee ñàkk course bi mu ngi mujjee am 5e wala 4e place xam nga boo demee province dafay naqaree dawee mu ngoog dafay naqaree dawee fi mu ne nii ba léegi Baraka 2 moom moo nekk si kaw waaw gis nga nii waa léegi fi mu ne nii altaay mu ngi soog a ñëw El Capo gis nga mu ngi toog 4e position rek di ëpp Xaatim mu ngi si ginnaaw El Capo moom it di ëpp ñu ngi toog ay 6e position mu nekk rawante boo xam ne rawante bu mag la rawante Jolof bu yëpp mag génn seetaan ko mu ngoog ba pare rawante stratégie la vraiment rawante stratégie la boo xam ne que nii écrit yu mag yëpp génne nañ seen stratégie léegi nii ba léegi ñëw nañ fi mu ne nii Al Capo mu ngi avancé mu ngi avancé moom tamit ñëw na 2e position fi mu ne ñëw na 2e position parce que xam na ne dem jot na waaw moo tax mu ñëw 2e position waaye gis nga Xaatim ñëw na uufu ci wetam Xaatim ñëw na uufu si wetam fi mu ne nii El Capo lancé wu na dem lancé wu na waaye gis nga xale bi daf ko daal di gis nga dafa daal di ñëw daal di kuy sës mu ngoo gis nga Baraka 2 fi mu ne nii ñoom déposé nañ ko fa El Capo dem na Xaatim ñëw di ko puus pour di ko ëkku te dañoo tàcce montagne bi nag dawal dañoo dawal montagne bi yëpp mu ngoo Al Capo mi gis nga ko mi fi mu ne nii ñëw nañ di tekki si El Capo mu ngi si kanam Xaatim topp si El Capo moo mujjee raw course bi victoire méritée Xaatim aussi n'a pas démérité mu am 2e Al Capo ngi noonu Al Capo ngi noonu moom tamit il vient de signer presque sa 7e victoire waaw mu ngoog wax sa dëgg yàlla moom catégorie groupe 3 bi fi mu nekk nii moom mooy favori bi ba ñuy gis leneen mais Xaatim mayu ko dara toujours day ñëw di ko 2e ka Xaatim tamit raw na ko waaw bi rawante la rawante la waaye fi mu ne le favori de la course c'est Al Capo waaw non mooy favori de cette catégorie waaw fi mu ne nii que ni moom jàpp nañ ne favori bi si groupe boobu moom El Capo malgré que Xaatim moo fay concurrence am principal bu mu war a àndal di rawante ndax bi mu ñëwul Thiès gis nga ko bi mu jógu Maalul moom moo raw bi mu rawee moo am 2e waaye gis nga bi ñu dawee ba teer nag ki nga xam ne moom it mooy Ali Saleh Diop yëkkati na fa kàddu joxe li nga xam ne mooy teranga ñu ànd seetaan ko di sant bu baax son excellence le président Macky Sall ndax lii bu amee moom la xam na ne tey waa daara yëpp ñu ngi tase fii di dawal course ci biir daara Jolof donc ñu ko ci gërëm bu baax a baax di ko sant bu baax di ko def nag ci rëddu dëkk boo xam ne mi ngi tudd comme ni ma ko waxee léegi daara Jolof le premier magistrat tudd Samba Ndiobène Ka donc tey yàlla def bi ma ko yëgalee loolu mu bay itteem yëpp ànd ceeg man ñu ciy diisoo amul bés bu yàlla sàkk bu ma woo ne ma mon frère foo toll ci affaire bi ñu waxtaan ci donc loolu bu ngeen gisee mu am dafa am loo xam ne yàlla ci mbaaxam dak ko dénk mu yore dëkk bi te nag mu yeyoo ko également lool wax nañ ne ma démb ba tey ñi nga xam ne dañuy jaay ndox ñi ngi jarle ñi nga xam ne dañuy yor ay voiture di transporter ñu ngi transporter ñi jaay caaf ñi jaay ndawal ñu ngi jarle soo yu hôtel yi sax nee nañu fees na loolu nag monsieur le maire yow la ko yàlla jagal ni nga jigee waa daara yal na la ko yàlla téyel boppam di remercier bu baax CNG ndax
président Cheikh Tidiane Niang kenn du moom waa Daara waa Jolof ma leen di wax ne président Cheikh Tidiane Niang dafa bëgg Jolof damay wéet ak moom di waxtaan mu ne lu mu mën ci course dana ko def ci fii ci biir dëkk bi la xam nga ki def loolu di leen di créer conditions yi nga xam ne économie locale dana gën a dox kooku amul payam di wax nag dañoo toll foo xam ne Sénégal gi jàmm lañ fi bëgg waaw Sénégal gi jàmm lañ fi bëgg rek gis nga lii ñu def nii waaw li tax ñu mën ko jàmm tax jàmm la xaj bu fekkee ne kenn ku nekk da ngay moytu wala ne su ma demee course ba wóorut mais doo dem jàmm jooju buñ ko caaxaanee donc loolu daal laay ñaan nit yàlla na ko yàlla def Sénégal gi ñoo ko bokk bu ko kenn yàq kenn du ko yàq jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf dégg nga bu baax li nga xam ne Ali Saleh Diop wax na ko ministre de l'élevage di borom xel di borom xalaat di nit ku baax ku nangoo joxe cër dégg nga li mu wax ci Samba Ndiobène Ka nee na ko lii xew yàlla moo ko dogal ci sa nguur ngay meeru Daara tax ñu def foire def journée de bien-être gan yi daje Ndakaaru Kaolack ñëpp daje ca Daara Jolof mu nekk bés bu mag ndax biñ ko joxee bés bi dafa jël bés bi delloo ko njiitu réew mi dégg nga li mu wax ci Alaaji Cheikh Tidiane Niang moo tax Cheikh la ma doon wax ci moom sax dootuma ko wax ndax kaddu kii moo gën a kawe sama kaddu dollar ban yëg-yëg ban jàngat nga am ci li ministre wax Ali Saleh Diop. waaw journée bu rëy moo amoon si Daara ba pare bii mooy 2e édition bi daaw defoon na ko ren mu defaat ko mais moom dafa koo xam ne nii vraiment dafa bëgg a jur dafa bëgg élevage que mu ngi jàppale course épique que bu ootee ñëppay ñëw uyu si que ñëpp uyu parce que Daara dafa doon dëkk boo xam ne nii course dafa war di dund ndax suñu premier ara bu ñu am si Sénégal Daara la nekk depuis les années 1952 avant l'indépendance donc moom bu ñëwee oote fa bés bu rëy boobu ñu ngi koy remercier vraiment joxe na teranga que président Cheikh kontaan nañ tur fii si yëpp kontaan nañ vraiment c'était une très bonne journée. jërëjëf dollar léegi li mu wax ci Alaaji Cheikh Tidiane Niang mu jógee te li nga xam ne mooy Daara ñu ne ko ndax Cheikh da ngay dellu kees mu ne du ma dellu kees maa ngay tag njàmbur ndax sama mission mooy décentraliser ñu ànd nag seetaan li nga xam ne mooy fusion bi ñu boole woon diggante moo di ñetti at yi ak groupe bi nga xam ne mooy groupe B bi ñoom i tamit ñu ànd daw ñu ànd seetaan ko. dollar jóg nañu. waaw foofu jóg nañu bi ñu jógee ñoom ñu ngi doon daw 1650 mètres donc comme 1650 mètres bariwul ñoom dañu jóg rek commencé def xel yi waaw lañ comme ça bi ñu jógee da nga gis favori yi dañu teel a jege si Diofior di poulain de 3 ans nekk na si kanam ñoom Aziru ñoom Yacine Sogui ñoom ñëpp ñëw jege si gis nga ñu ngay daw mais 1650 mètres la ñuy daw donc fële na lee daa mel ne dañoo jóg rek fàtte seen i bakkan non dañoo jóg rek fàtte seen bakkan parce que distance bi doonul distance bu gudd distance bu gàtt la ci c'est que na bi ñu jógee nag dañuy lebal yi lièvre yi après lièvre yi nag favori yi ñu ngi toogoon si ginnaaw di xaar mais duñu xaar bu yàgg ndax bii benn course sax genn wàll la rek dem nañu gis nga fi mu nekk ni commissaire mu ngi leen di wax nañu xool bu baax seen i couloir pour mën ko respecter gis nga fi mu ne favori bi moom mooy Diofior fi mu ne nii génn na daalee taalal waaw parce que fi mu ne dem nañ mais bu ñu ñëwee dañuy téye donc Diofior moom mooy favori bi daal dina génn gars yi di ko dàq ñi nga xam ne nii moo bokk ak ñoom écurie comme Azirou ñoom mu nekk 2e position seen beneen poulain bi tamit di Abdourahim nekk 3e position kële ngay gis na le en 4e position mooy fasu Sidi Ndaw bi donc ñu ngi noonu mu nekk rawante bu mag a mag ñu defee ko ca Daara Jolof gërëm it nag bu baax le service technique ñoom i tamit jàpp nañ ci course ba départ yeeg lépp mucc ayib ba ñu xam nga boo xasee ba génn rek da ngay perdre say box perdre te il faut ñoom habitude di dawal sans box parce que boo demee ba France du course yëpp la ñuy daw ci box am na ñuy daw ci élastique am na ñuy daw ci nangam am na ñuy daw ci nangam yooyu yëpp dafa nekk lu am solo waaw kii bu doonoon Europe dañu naan course de province la box yi demul mais départ bi yu mucc ayib lañ fa am loolu nag ñu koy gërëmee commission technique bi nga xam ne nii commissaire Ousseynou Boye moo leen jiite parce que ñoo ngi jëm Louga mais duñu yóbbu box il faut soo koy ñu adapté leen ci ñu am discipline
parce que loolu discipline rek moo ko mën a jur discipline moo ko mën a jur nga xam ne fas yi mën nañoo dawi foo xam ne duñu yóbbu box yi yaa ngi yóbbu box yi tu dépenses beaucoup d'argent yaa ngi yóbbu box yi yaa ngi koy yëngal muy yàqu parce que bu duggee ci oto yi mu yëngatu loolu yëpp day gën a yàq te box yombul fi mu ne Afrique yëpp Afrique boo génnee Maghreb ak yeneen Afrique noire yëpp noonu rek ñoo ci am box ba tey nag ñu déglu Samba Ndiobène Ka binaaw bi mu joxee teranga yi ba pare moom itamit am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu ànd déglu ko sant président de la république ci choix bi mu def ci suñu doom bi te nekk doomu Jolof ba pare nekk un digne fils parce que nag man naa bokk ci mbir waaye ma mën a am ma ñàkk taxawaay bi ma war a am ca mbir mooma waaye Ali Salah Diop yàlla de ko def lim ko def waaye mu sum lépp teg ko ne jënd ko doomu Jolof ba pare di yaatal kon li nga takk yal na ko yàlla yàggal ci seen dugub ci barke Rasul su loolu jàllee lii nii ku soxorut nga war koo mën a rafetlu kenn ku ne ci yéen xam na ne course ak Jolof damay ne li leen boole lu yàgg a yàgg comme que c'est une longue histoire nag suñu demee ba am un ministre de la République dem ba naan da koy suuxat ci biir réew mi waaye Jolof du ca des gannaaw kooku ala saga ñu ñaanal ko yàlla gudd fan ak man ba mu yeggale li nga xam ne moom la mébét auprès du président de la République son excellence Macky Sall Ali Salah mën na liggéeyam waaye yemu ca Ali Salah ku laabir la ku yaatu la ku joxe cër kon yàlla na la yàlla yëgg cëral maa ngi sant di nuyu aussi suñu bàjjan mi nga xam ne c'est l'honorable député foo ko fekk mu ngi wut lu mu jëli feneen indi ci biir Jolof bàjjan yàlla na nga yàlla man li ngay def te li ñu jëmit yàlla na leen yàlla may ndam ba mu fekk leen assemblée it ci barkeb Rasul alayhi salaatu wasalaam li may njëkk wax ci rek mooy lii nii ku mu doyul dara du la doyul leneen li aussi sant waa CNG monsieur le ministre de l'élevage mënoon naa bëgg def lii fii waa CNG teg ci tànk boobaa du mën a yomb comme que ñoom it ay partenaires lañu yombal nañu yu mel nii dañ leen di sant waaye ñaanal seen ànd bi ak ministre de l'élevage yàlla na ko yàlla yàggal te yàlla gën koo rafetal samay kaddu nag du kaddu tey ministre de la République waaye kaddu maire Daara la kaddu population wu Daara yëpp Ali Salah Diop yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla sàmm yàlla na la yàlla sàmm. dollar dégg nga kaddu yu rafet yooyu ci kan la jógee kilifa gu mag le ministre Samba Ndiobène Ka di meeru Daara déggal wax bi mu wax lii mooy Sénégal déggal li nga xam ne wax na ko ci Ali Salah Diop nee na doomi Jolof bu mag ñu dénk ko li nga xam ne mooy élevage mu ne danaa ko wasaare ci biir réew mi waaye Jolof du ci des gannaaw mu ne su mënee am ñu gërëm Alaaji Cheikh Tidiane Niang moom mi nga xam ne moo nangu lii bu ko Ali Salah bëggoon te comité bi nanguwu ko du am Alaaji Cheikh Tidiane Niang bu wax bëree du moom waaye bu jëf rëyee moom la Alaaji Cheikh Tidiane Niang moo yóbbu course fu sore tey Papa Alsane jëppiwu ko mag ñi nga xam ne ñoo dem kenn jëppiwu ko mu yor course yi téye ko uuf nag ay doomam te jàmm mu ëpp ko ñëpp ñoo ngi ñaan yàlla guddal fanam li mu yéene ci course yéene ko ci réew mi yàlla na yàlla kattanal ko Alaaji Cheikh Tidiane Niang ba mu def ko waxuma ko Ali Salah Diop ko jëkk a wax waxuma ko ci ko wax doomi Jolof bu mag di maire ca Jolof moo ko wax muy Samba Ndiobène Ka di xale boo xam ne engagé wu derrière le président de la République son excellence le président Macky Sall Samba Ndiobène bu amee bu mu baax fu mu koy sole ji mooy Daara Jolof moo tax mu wax bu rëy boobu ci ki nga xam ne mooy Ali Salah Diop ñu jëm nag ci li nga xam ne mooy bésu première dame ca la ñuy jeexale Ajaratu Marème Faye Sall ki ne ci daara yi te bàyyiwul ci jàppale jëkkëram humblement ci jàppale na course hippique ndax bi mu ñëwee ba nëga ni mosuñu ko woo ca Louga te ñëwut boole ci ak jëf-jëfam boole ci ak bàyyi xel turfiste yi kooku nag moo jëm jàmbur wax naa la léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo koy teeru dollar mu nekk bés boo xam ne dama lay bàyyi nga woote bu mujj bi ndax li nu mën ci waxtu daanaka àgg na ci di oo amateur yëpp di oo turfiste yëpp di oo jockey yëpp di oo entraîneur yëpp fas yi bari nañ macha allah 52 chevaux am nañ ko si ngay génn ba pare catégorie yëpp dañuy daw poulain 2 ans yi nag lañ ko jagale mais boo jógee si poulain 2 ans yi 3 ans yi dañuy daw
après ñu def fusion bu neex groupe 2 ak groupe 3 fusion boobu rek 19 chevaux la donc après ñu dem aussi si groupe 1 bi groupe 1 bi foofu nag mooy daj dëgg gi malgré que 2 ans bi mooy course phare bi mais groupe 1 yi parce que favori yi dañu ñëw ku mel ni Esper ñëw na ku mel ni Auguste ñëw na Daaru Sam ñëw na boo seetee Medina rek lañ gisul ak Amin Ouma. Medina ak Amin Ouma. mooy ñaari ndaanaan yi. ñi ngi waat grand prix chef de l'état ndax bés bi mooy tëgg jëm ci grand prix chef de l'état damaa yaakaar ni boo jegee ñetti course ñeenteelu course ba da lay yóbbu ci grand prix chef de l'état wala ñetteel ba loolu nag moom la ñuy tëgg yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm bés yëpp bésu président Macky Sall boobu la ñuy waaj muy journée du cheval waaye nañu gërëm bu baax nag ak ki nga xam ne mooy Mansour Diong moom itamit borom Fouta transport moom itamit noo ngi ko gërëm bu baax Mansour Diong moom itamit mooy borom black moom itamit xam naa ma ngay waaj grand prix chef de l'état yàlla nañ ci yóbbu waaye nu gërëm nag bu baax ki nga xam ne mooy Mbacke Samb moom itamit noo ngi ko gërëm bu baax ndax it mooy teeru gan ya te li nga xam ne mooy Louga loo di xale boo xam ne nii moom itamit engagement am ci course jéggi na dayo waaye gërëm nag Sidi Ndaw noo ngi ko gërëm bu baax gërëm nag bu baax ki nga xam ne mooy Lamine Diop moom itamit ñu ngi ko gërëm bu baax waaye nag gërëm Papis Niang sama doom dellu ko ndokkeel ci ñetti fan yi course yim ñu jox ci li nga xam ne mooy journée de la renaissance africaine Papis moo woote bés bu mag bi moo woo ki nga xam ne mooy Mali woo ki nga xam ne mooy Burkina Faso waaye woo ki nga xam ne mooy Nigéria ñu ñëw wuyu ko dugal seeni fas indi ko fii rawante loolu Papis rek ko mas a def bërki démb ñu def conseil local comme ni ñu ko président Macky Sall santé ñu def PMI samedi ak dimanche ci sunu fas yi loolu Papis Niang rek ko def il faut être Papis Niang pour le faire ndaw lu rëy mu nekk bés bu mag dollar waxtu bi jeex na xanaa nga tàggoo. waaw fi may tàggoo mooy di gërëm suñu sponsor leader muy Lonase. gannaaw loolu ñu ngi gërëm As Nder si Louga ak président Cheikh Lay di gërëm sama soxna Oumy Sarr ak xale yi di gërëm aussi sama yaay di ñaanal sama papa di wax ne président Cheikh Tidiane Niang li mu waroon def si course lépp la def waaye taxagul ñu doyal si moom de xam nga lan lañ bëggaat si moom balaa moo dem nañu defal hippodrome national bis bu nee ñu caabi hippodrome national la ngi rek ñu ne ko waa ñu ne ko sa jaan wàcc na léegi kon bokki Sénégal bokki turfis yi bokki mbeex mi ak joor gi bokki regaat seen émission mbeex mi ak joor gi seen xarit El Hadj Oumar Diawara doon leen koy nit dalaloon ki nga xam ne mooy Dollar Fall gërëm nag ñu àndaloon ci émission bi yëpp ndax tey bu ngeen nu di mënee gis techniciens yu mag yu xarañ ci seen liggéey moo tax ngeen mën ñoo gis nu gërëm leen sant leen di ñaanal nag ki nga xam ne mooy borom kër gi Racine Talla borom tuur tombe waral ay gaaf borom tuur tombe waral ay gaaf promesse yu mag yi président Macky Sall dig li nga xam ne mooy emploi RTS yi changer seen cadre de vie defaraat ko indi leen kër goo xam ne nii fukki étage lay nekk ak nangam kooku Racine moo ci tombe daanaa wax ne li nga xam ne mooy télévision yi ba nu nekk juróom Racine ko indi fukki rajo yi nga xam ne nii ak juróom benn yi nga xam ne ñoo tasaaroo ci biir réew mi Racine ko indi presque 1000 emplois yi nga xam ne ñoo nekk ci RTS Racine ko indi waaye boo ko nee Racine mu ne du man de RTS la kooku nag moo tombeeg nag tuur bi yàlla na lépp àgg te mu inauguré ko ak président Macky Sall teg leen seen baaraam ma dem te ñëw waaye ñaan yàlla na yàlla saxal jàmm ci biir réewum Sénégal. Yeah.